asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu suñu mbokki internet yi ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak santam comme ni ñu ko doon baaxee di defee ci di leen defal seeni vidéo en direct di waxtaan ci ay xew-xewu jamono ji waaw tey nag mënoon nañ sax ñàkk génn mënoon nañ ñàkk génn Abdoulaye Yade maa ngi lay ziar lu bari mais li tax ñu génn mooy wax bu salte bi ci dëkk bi wax yi salte yi ñu jël di ko teg ci deru nit ñi ci dëkk bi li tax mu génn mon ami et frère Pape Alé Niang bi ci dëgg bi boroom xalima bi nga xam ne dëgg rek lay wax Fatou Sow maa ngi lay ziar lu bari Pape Alé démb ci booru maanaam démb ci bi ñuy waaj a dugg ci guddi gi dafa def benn choc ci corniche bi mais ñu bëri jël mbir mi diaboliser Pape Alé ba mel ni Pape Alé noonu Sénégal yépp la ci li gën a grave ci àdduna mu ngi noonu amul lu gën a yées nga jël doomu aadama di teg ci deram lu ñaaw man ma di leen xamal ne leen Pape Alé Niang Guy Marius Sagna Ousmane Sonko ak ñu mel noonu lañ soxla pour réew mi mais du réew moo xam ne ay naafeq ak ay fenkat ñoom ñoo fi nekk soxlawuñ loolu naafeq weesuwul fekkewuloo yëguloo tiiduloo sa moroomu journaliste tey nga waroon def solidarité de corps defuloo ko ngay jël li bind ci moom lu ñaaw Pape Alé mu nga nee livre dem këram nañ ko fa fekk ji nañ ko jëli bii mooy ñaari yoon ñu di ko tuumal Pape Alé buy naan sàngara suñu ngañ ñi nekk ci loolu laa bu ngeen xam ko ñun suñu yoon newul ci sàngara bu muy naan wala leneen lu muy jëfandikoo ñun li ñu xam moom mooy li ñu gis togg ñëw moom muy naan sàngara gisuñu ko mu dugg su naka su dul noonu donc Pape Alé Niang c'est quelqu'un boo xam ne Sénégal daf ci soxla ñu bëri parce que ñi fi nekk di def naka su dul noonu Pape Alé moo baax si ñoom donc suñ ñëwee tey di jël yenn kàddu yi di ko teg ci kaw moi ça me fait mal franchement ça me fait mal ana mu tey bu fekkoon am na lu mu def dañ koy déférer mais en moins de 48 heures mu ngi doon rejoindre na këram xanaa yéen naa fekk yi war ngeen mën a rus tey xanaa war ngeen mën a am gàcce du ngeen rus amu leen jom nekk di fen di gàcc journaliste yoo xam ne bu ñu xëyee suba ba ngoon fen rek lañ nekk ci rajo yeeg télé yi loolu war ngeen ko mën a moytu loolu journalistes yi ñoo jël seen wàll ci nar yi mais am na ñu nekk ci réseaux sociaux yi aussi du matin au soir fen ak kàcc lañ fi nekkee xamuñu dëgg mais bu ngeen deyee di ngeen ko lay ak seen borom parce que wax lu ñaaw ci nit kooku musiba la éviter leen li ngeen di def parce que yéen li ngeen di def kenn santu leen ko yéenay toog rek ànd ak seytaan bi nga xamante ne bii dafay jax-jaxal nit di ko xiir ci lu bon pour jël lu bon di ko wax ci kaw nit Pape Alé Niang mbuut yi fii nekk moo koy génne moom lañ fi dese comme journaliste d'investigation ñi si des jaay nañ seen bopp dem nañ seen ci gâteau bi ana Latif Coulibaly ana ñoom El Hadj Amidou Kassé ñooñu ñëpp dem nañ mais Pape Alé kese moom moo ci journaliste bu crédible Pape Djibril Fall xanaa le doyen politologue Babacar Justin Ndiaye muy génn di def yenn analyse yu pertinente ngeen bëgg nit ñi duñ taxaw wax lu ngeen ko taxalee ngeen bëggoon yóbbu ko kaso mais loolu mënul nekk Pape Alé du mooy kii rejoindre ay Guy Marius Sagna ak yooyu du Cheikh Omar nee na da ko porter plainte nañ dem dafa mel ni jànguñu décret 2012 bi nga xamante ne moom mooy protéger Nafi Ngom Keïta ba pare Nafi Ngom Keïta double immunité parlementaire la am nañ def très attention parce que inspecteur d'état la kenn mënu koo topp ci inspecteur général d'état la kenn mënu koo topp ci service yi mu doon def beneen bi moom mooy que ne les agents de l'OFNAC yi nga xamante ne dañ leen a nommé teg leen OFNAC kenn mënu leen a topp ci contrôle yi ñuy def te Pape Alé Niang il n'a fait que reprendre les propos je ne veux pas dire les propos le rapport de l'OFNAC pour ne pas dire le rapport de Nafi Ngom Keïta kon Cheikh Oumar Anne ne ko mu dem noppaliku ji te dem lijjanti ñebbeem jooju loolooy wax ji Pape Alé mu leen ci moom dara da ngeen di sonal seen bopp vous allez vous fatiguer pour rien mu leen ci Pape Alé dara da ngeen di sonal seen bopp naa fekk yu bon yi sàcc yi laa wax ak naa fekk yi mu leen ci Pape Alé Niang dara vous ne pouvez rien contre lui ci dëkk bi la toog jànge fi bëgg réew mi di combattre mal gouvernance xanaa tey président Macky Sall da ko waroon a encouragé ci li muy def Pape Alé bu gisee nag su dul noonu da koy wax xool leen interview bi mu def ak Bara Tall bu yàggul xool leen loolu xanaa loolu ça nous arrange alal sénégalais yi ñuy jël di ko dugal ci naka su dul noonu ñun ñu war a taxaw défendre Pape Alé jàpp leen ne plusieurs Pape Alé Niang ñu ngi ci biti bés bu ngeen ko laalee di ngeen laalaakee lu leer laa leen di wax nii Pape Alé Niang il n'est pas n'importe qui ñun ñëpp ñun si ginnaawam ñun ñi nga xamante ne dañuy toog fii nii di xeex mal gouvernance
ñun loolu moom moo ñu tax a jóg leneen yëkkatiwuñu waaw ku mun a dégg loolu nga dégg ko ku munul dégg nga xam leneen loo def. Mandela bu Galsen maa ngi lay ziar lu bëri di ziar si Balla Mor Cissé ñi connecté wu yëpp maa ngi leen di ziar lu bëri donc vidéo bi partagé leen ko fu mu war a mën a dem mu dem fa képp ku bëgg Pape Alé Niang jot si. Assane Diène yaa ngi may xool depuis l'étranger partagé leen vidéo bi yéen ak sama yeneen moromu activistes yi nekk foofu partagé leen ko mu jot ñu xam ne on est tous derrière Pape Alé ku ko laal di nga ñu laal parce que moom lañ dese bu ñàkk fayda bañ jël kenn ki nga xam ne ci moom lañ mën a jëlee information yi yenn luxóor yi nga xam ne moom la gars yi di def ci moom rek lañ ko mën a jëlee buñ ko téye rek match bi jeex buñ ko téye rek combat bi jeex te fi mu toll nii gars yi dañ leen a jekku ndengeñ nañ leen ba pare mënatuñoo def lenn parce que fi mu toll nii dañoo mënatuñoo dem mënatuñ dégg bon dinaa ci ñambaas dara parce que ñambaas yàqul dara ci sër bu ko dul yëbal comme ni ko gars yi di waxee ne roof yàqul jën rek mooy wàllu oto yi ñuy wax ni oto administration yi nañ ñu dimbali démb dégg nañ fii nii ci ARTP ay oto yoo xam ne valeur de 100 et quelques millions la nañ ñu dimbali gis nga bu ngeen génne ci mbedd mi Ousmane Sonko tënkoon na ko ci livre bi gis ngeen Macky Sall day lire solution lu leer laa leen di wax livre solution bi da koy lire di ci jël day lire programme jot na parce que amul programme bi Ousmane Sonko di jóg di bind livre solution pour xool ay solution dëkk bi moom ay livre bëggante la bind ay Sandrine au cœur donc amul réflexion boo xam ne moom amul c'est-à-dire da ngeen di comprendre niveau am quoi day lire solution parce que tey boo xoolee tey mesures yi mu jël nii ci oto yi Ousmane Sonko wax bind na ko toog na wax ci aussi ci télé ñëpp di ko dégg muy wax auto administration yi ni ñuy yàqu ba pare andi ci ay solution Macky Sall léegi da ngeen di jàpp ne ci xelam Ousmane Sonko moom moo ciy gouverner mais du keneen jàpp leen loolu moom balaa moo wax loolu na xool cortège am li koy topp li koy topp rek moom bu déparé waxuma leen oto bi ñu ne ay milliards lay jar ay 1 milliard Ameth Mbengue maa ngi lay ziar oto boobu noonu rek waxuñu ko de mais xool leen li ci topp li koy topp laa leen di wax oto yi koy topp 8-8 yi ñaata la ñu Mercedes yi ñaata la ñu xool leen loolu bu ngeen ko évaluer rek moom yeneen kii yi lay wax nu mu tuddati les autres agents de l'État maanaam c'est-à-dire yeneen fonctionnaires yi nga xamante ne bii nii dañ leen di jox véhicule de fonction ñoom lay wax fii ñi fiy dawal oto état yëpp la plupart amuñu droit sax dawal oto état la plupart amuñu ko buñ leen xooloon tey jii nii dafa am ñu ko yelloo ak ñu ko yelloowut donc moom bu mu fi toogee ba léegi 2012 ba léegi waxul waxu oto yi li cheral wàllu nu mu tuddati état bi li tax mënul attan yenn yi du oto yi kese na ko xool ailleurs moom ci boppam il nous coûte très cher Macky Sall nous coûte très cher CCCT nous coûte très cher yaa ngi dégg li mu la wax agence budgétivore yi mu fi créé dafa bëri loolu moom mooy coûter très cher à l'état te ñun ñoo leen di dundal di fóot seen i yére di leen di jox ñu lekk di leen di jox ñu naan lépp bu ñu feebaree ñun ñoo leen di faj ci ñoo xamante ne bii boo jëlee tey 15 millions de sénégalais yi ñoom ci seen bopp motuñu sax boo leen kii dugaloon ci benn néeg ñu fees ci. alors léegi ñu bëgg leen a jël di leen di bàyyi ci noonu ñu téye ñu di ñu toroxal bu ñu leen topp ci noonu donc de genre yi mel ni Pape Alé Niang ñun dañ leen a soxla ci yu mel noonu man dinaa wax Pape Alé Niang mu gën a jël taxawaayam ci lu bëree bëri parce que lii ñun bettu ñu ba ñëwee rek taxal dara rek ñun comprendre nañ bu yàgg waxoon nañ ko fii bii du benn yoon bii nii moo tax ñu bëri tey bi ñu gisee journal l'Observateur gaawantu l'Observateur nga xam ne journal satanique la boo xamante ne bii nii wax lu bon ci nit ñi rek la fi nekkee l'Observateur li mu doon bindee ci Macky Sall lu bon noonu lay bindee tey lu baax ci moom di bind lu bon ci Ousmane Sonko di bind lu bon ci ñeneen ak ñeneen ñi nga xam ne dañ fay nekk pour l'intérêt national l'intérêt et la cohésion nationale ñooñu loolu moom moo leen yëkkati mais leneen yëkkatiwu leen waa Dakar nag yéen a gën a ñàkk fayda fii parce que yéen a ngi toog ne nemm ne miix si seen biir kër yi continuer la nekk ci li ngeen nekk Macky Sall bu ngeen demee ba mu toog bay jël décret di fal nit di ko fi teg te ngeen nekk Dakar nañ xamee juddoo nu mu tuddati waa Dakar ak dolli Dakar yi moom dolli Dakar la Fatick la jógee ak Fouta amul benn décision bu muy jël fii ci Dakar du doomu Dakar bokkut ak Dakar lenn amul benn lien bu ko booleeg Dakar maa moom wàccul Mbuxeex ñi ko xam mooy lëbu yu mel ni man xam nañ fan la mooy fi stade amitié nekk fa la Dakar sosoo am lu ñuy wax tànk ak bopp ak 12 penc yi amul ci benn fenn foo xamante ne bii am na ci mbokk wala mu am ci xarit wala mu am ci leneen amu ko ci kon amul benn décision bu muy jël ci Dakar nag bu ngeen ñàkkee fayda comme ni ma leen ko waxee ne leen ñambaas yàqul dara ci sër mun naa def tey benn fourre-tout rek bu ngeen ñàkkee fayda ba mu jël décret di fi teg ku nekk boobu yéen a ko nangu yéen waa Dakar moi je suis pas de Dakar je suis né et grandi à Fatick laa xam te moom la ngeen di dégg may défendre chaque jour yaa ngi dégg ku jógoon tey pour def naka su dul noonu ci Fatick dinaa jóg ma jaay ko sama bakkan kon yéen waa Dakar lan ngeen di xaar yéen a ngi ne teg
yéen a ngi ne tekk seen biir kër yi kenn jéemul def leen. dafa mel ni yéen Macky Sall dafa am lu mu sotti ci Lac de Guiers bi paan yooyu noonu Lac de Guiers di paan chaque jour est-ce que sax du am ay affaires yoo xamante ne bi doo comprendre quoi. kenn du wax dëkk boo xam ne kenn du wax buy wax jotee kenn du wax bu élection jotee ngeen jël yéen ñëpp seen i carte di ko sànnil ñu nga xamante ne bii ñu ngi yore seen i xiir di leen di caw di leen di corote guddi bëccëg suba ak ngoon ngeen dëkk ci loolu mais c'est dangereux. mais yéen fàttaliku leen tuuti bu yàggul kese fii coono yoo xam ne ci lañ jóge woon ba yaakaar ci moom tey suñu yaakaar tas. Aliou Diouf maa ngi lay ziar di nuyu Aliou Azal Fall sama waay la chaque jour daf may suivre Mamadou Senghor Ngenar jox Ngenar maa ngi lay ziar lu bëri. donc Macky Sall amul décision bu muy jël fii ci Dakar Pape Alé Niang na ko bàyyi mu libre dox circulation bu loolu dina gis Pape Alé Niang yu bëri parce que yow ñun mënuñoo nu mu tuddati Guy Marius Sagna tey nga dugal suba nga génne Abdou Karim Gueye tey nga dugal suba nga génne bu ci yokk léegi journalistes yi léegi jóge na ci activistes yi Pape Djibril Fall bu yemoon na nga préparé rek xamal ne bu jógee ci Pape Alé ci yow lay ñëw xamal loolu wala mu dem ci keneen ku mel ni yow wala ñeneen ak ñeneen journalistes yi nga xam ne dañu taxaw di défendre intérêt peuple bi jàpp leen ne à chaque fois que ne Macky Sall pare na pour faagaagal leen yóbbu leen kaso jàpp leen loolu parce que du leen bàyyi aussi ngeen di bind ci moom noonu day yomb loolu moom bu yemoon na ngeen ci pare xam leen ne moom combat bi moom da ko jaral lu nekk kon da leen jaral lu nekk yéen tamit ñun ñëpp nañu jaral lu nekk lim ñu mun a jaral moom mooy que ne ñu fexe def le tout ci nii wala ci nee mu dem yoonam te ni muy demee yoonam nenn rek la nit ñi xam nañ li fi nekk 8 ans ngi nii mu jël dëkk bi demul dikkul xam ngeen li ma leen wax bu baax a baax gis ngeen projet bi ni muy taxawee terre bi moom ko yëkkatee Ousmane Sonko nee na ko déet ñu ne non Sonko day nettali Sonko nii Sonko naa mais Sonko a eu raison sur tout le monde aujourd'hui waxoon na leen ci vie chère bi waxoon na leen ci chantier yi nga xamante ne bii contrat yi jaarul yoon waxoon na ci contrat pétrole yi wax ci wax Sonko wax na wax ba sonn ngeen toog ñàkk fayda ba tey leen dal leen waaw bra salut bra sec maa ngi lay ziar bu baax a baax donc ñàkk fayda boobu sénégalais yi ñàkk fayda nañ am ci Fuuta ak Fatick ñun moom Fatick dafa lu ñu dara il n'y a rien à Fatick c'est le désert les Fatickois sont en train de raser les murs nuit et jour ba pare teg si ñu commencé jël suñu jeunesse bi bugg leen a jël def leen chair à canon te am na loo xam ne moom duñ ko nangu am na ku fa dee bu yàggul ñaareel bi du am loolu moom na ngeen ko comprendre sénégalais yi dañuy ñàkk fayda jeunesse bi ñàkk fayda bañ na ko ba taxé leen ne yéen ay chômeur ngeen naankatu ataaya chômeuru démb bi moo ñëw tey di xas chômeuru tey yi te moom moo créé le maximum de chômeurs lycée yi ñaata lay produire ci bachelier par an ñaata bachelier la lycée yi di produire par an ñaata wax leen ma ñaata la da ngay dem université genn wàll gi ci yoon bi la ñuy yem genn wàll gi nekk entre UVS université genn wàll gi bu ñëwee ba UVS ñu téye leen ci biir UVS téye genn wàll gi biir UCAD Saint-Louis ak yeneen université yi li ciy jàll bu ngeen xoolee ñi ciy dem ba licence lu tuuti la lu néew la fii jeune boo fëgg Sénégal mën la maa ngi master maa ngi ak licence wala au minimum mën la maa ngi ak BTS waaw booy produire ñoo xamante ne bii nii tey comme ni ma leen ko waxee surtout na damay laal fépp tey fii métti fépp laay ne duut paaka bi laa yore di jam man tiituma ci li may def xam naa ko te samay information c'est vérifiable et vérifié tey boo xoolee tey jeunesse bi koo ci wax dalee ne am naa diplôme mais mënuñ xëy fenn léegi avec ça mu bugg dëkk bi du am chômeur mais chômeur bu accéder au pouvoir kañ dafa war a mën a góorgóorlu créer des conditions d'emploi mais wëlbatiku di xas chômeurs yi di leen di saaga ngeen ne miix toog seen biir kër yi ana waa ICAT université keroog ba mu waxee loolu la plupart ñi nga xam ne ñu ngi licence master doctorat ñoom ñoo waroon a génn ñu taxaw ci mbedd mi wax ak moom mu xam li muy xam mais yéen a ngi ne tekk waaw d'accord boo nee tekk wala yoon de mais du tekk bi ak Macky Sall boo nee tekk mu dal sa kaw li may wax c'est des choses que je maîtrise li may wax du lu may nëbb li may wax lu ma xam la te moom mooy lu am c'est vérifiable et vérifié donc Macky Sall buñ ko bàyyi muy def lu ko neex ñun ñoo ko dénk li mu yor ñun ñoo ko dénk Lamp maa ngi lay ziar Lamp Fall Kéba Jimba Diop depuis Gambie maa ngi lay ziar Serigne Mamor Fall maa ngi lay ziar bu baax a baax ñooñu li tax mooy tudd seeni tur chaque jour bu ma duggee dañuy seetaan te dañuy partager li may def ma di ko gis donc ñooñu dañ bokk ak man combat bi mënuñoo dugg te du ma leen nuyu
man fii sama benn arbre à palabre laa teg de di waxtaan ak nit ñi waaw ku mu naqari nag nga xam noo def ku mu naqari nga xam noo def mais bu ma gisee injustice damay génn wax ko maa moom sama téléphone moom sama connexion su ma gisee lu ma war a wax ci luy jëmale réew mi kanam dama ciy wax lu nekk nag dama koy dégg mais lijjantiwuma loolu parce que mënuñ maa teg mënuñ ma arrêté nee na woon naa leen ne bañu ma ci ba bii bañu ma ko ci donc président wax na bi mu fi toogee ba léegi accident yi dañu gën a bëri parce que insécurité routière bi dafa bëri accident yi bëri nañu muy benn xool leen insécurité routière bi li fi dee ci diggante boobu ak boobu nit ñi dañu koy évaluer ci 600 morts par an 600 morts par an trop c'est trop trop c'est trop 600 morts par an mais xool leen loolu bu baax a baax ndax dëkk bi am na canadiens yi sax wax nañ ko bu yàggul góor jigéen yi fi ñëwoon Canada wax nañ bu yàggul ne Sénégal insécurité routière bi daf fi bëri te fu leer lañ ko teg muy benn ñaareel bi moom mooy que ne dëkk la boo xam ne boobu ba léegi maa ngi ciy wax du ma dugg ba génn te waxuma ci les femmes les femmes et les enfants sont vulnérables les femmes et les enfants sont tellement vulnérables ñoom la ñuy rey ñoom la ñuy tëddee góor ak jigéen di leen di tëddee di leen di rey xool leen loolu yëpp ci wàllu insécurité loolu yëpp ci wàllu insécurité ñu toog bàyyi leen ñuy def lu leen neex sénégalais bu ci nekk boo xam ne da nga jëloon sa carte nga fal ko tey yaa ngi regretté muy 2012 muy 2019 bu ma jógee ci insécurité dëkk boo xam ne lépp a yéeg gaz sax yokku na léegi gaz lépp daara yëpp moom moo yokk ba léegi ngeen bàyyi ko ngeen di ko seetaan Macky Sall fi mu ñu jëmee fi mu ñu jëlee moo gën fuuf fi mu ñu jëmee fi mu ñu jëlee laa leen wax de moo gën fi mu ñu jëmee parce que ci musiba la ñu jëmee donc préparez-vous à ce que ñu xëy suba mu taal dëkk bi préparez-vous xaar leen lu nekk mën ngeen ko xaar yàlla nag yàlla def jàmm ci Sénégal parce que yu mel nii nit ñi fi mu toll nii jeunesse bi ñu bëri li tax ñu toog seen kër yi sax xëy na haine lañ am wala benn rancune boo xam ne moom la ñuy dund te xamuñ fu ñu koy fajee parce que bëgg nañ am mënuñoo am fii jeunesse bi defuñ lenn lu dul xëy suba jënd seen benn juróom mbuusu café naan yor seen benn 300 dem ci pari foot yi wala ñu dem régler seen yeneen affaire yoo xamante ne bii vraiment dafa leen di éloigner sax ak société bi ñu di leen di tudd ci lu nekk nag te luñ jot bërit buñ jot rek xëpp leen ko jigéen ñi moom gars yi gisuñ ci ñoom lenn lu dul voyou yi nga xamante ne bii dañuy taxawaalu te ñu waroon leen di jël seen place nekk tey ci prison yi lu dul fu ñu gisee jigéen rek gis ngeen femme biñ jàpp keroog Kër Massar dem dugal ko ci àll bi daf ko jëf ju ñaaw jooju ñu ko def dem yegg si moom nangu ay bagage am yëpp xool ngeen loolu parce que dëkk bu doxul moom moo waral loolu dëkk bu doxee nit ñi am fu ñu xëy agression du am sàcc du am dëkk bu doxee nit ñi am fu ñu xëy agression du am sàcc du am détournement du am parce que nit ku nekk da ngay am li la doy te Sénégal li war a mën a tax dëkk bi dox yépp mu ngi fii ci biir suuf si li war a tax dëkk bi mën a dox mu ngi ci géej gi mu ngi ci jaww ji mu ngi fépp mais dañ amul dirigeant yu mën a doxal loolu yu ko mën a matal sama gars yi comme ni ma leen ko doon waxee tey vendredi la li duuf ci nag bi xajul ci cin li la sin maa ngi lay ziar bu baax a baax yow ci combat bi nga bokk démb rek ñu ngi doon waxtaan li duuf ci nag bi xajul ci cin li te naan wuy yokk maat loo ci am war laa mën a doy maa ngi leen di ñaanal nag ci àjjuma ji yàlla soppi Macky Sall xelam dellusiwaat bu baax a baax a baax a baax mu mun a taxawu réewum Sénégal waaw maanaam plage bi mu nekk du bu baax bi na déplacé wu ñëw fi ñu koy woo moom mooy mu taxawu réewu Sénégal yal na yàlla yombal mbir yi parce que bu dul loolu dana métti lool ci ñun dana métti ci ñun dégg ngeen dette bi li ñu leen ci wax dette bi nee nañ leen fi mu toll nii mu ngi ci 9000 et quelques milliards te léegi FMI la xaw ma banque mondiale yenn ci ñoom FMI banque mondiale ñoom Guinée sax tëj nañ foofu noonu boutique donc jàpp leen Sénégal moom dinañ xool ay mbiram nee nañ fi mu toll nii dañ koy yemale bor bi mënatul weesu nangam donc li ñu yoroon yëpp leb nañ ko te yéen xam ngeen ne leb moom pauvreté rek ci lay yóbbu ci nit ci lay yóbbu nit waaw comme ni ma leen ko doon waxee lu duuf ci nag bi xajul ci cin li naan muy yàkkumar loo ci am mu war laa mën a doy maa ngi profité di ziare Ibrahima Bakhoum Pape Malick Seck Khalifa Ababacar Diop ak Modou Ndiaye ñoom ñëpp maa ngi leen di ziar bu bëri parce que ñoom laa mujj fekk ci suuf
man samay internautes yi may suivre à chaque fois dafa am lu ma seex ak ñoom mooy maanaam damay tudd seen tur di leen di ziar di leen di tatagal te di leen di ñaanal jàmm su ñu ko yëgee ak bu ñu ko yëgul waaw kon ñu defee ko noonu Babacar Courma Seck yow moom koy jàpp ci liggéey bi nga bu baax a baax fu ma nekk yaa ngi partagé ba pare di incité nit ñi à ce que ñu partagé li may def yàgg nañ ma ak yow yàgg nañ trop te xamal ne remarqué naa loolu nga nuyu ma waa États-Unis yëpp kon su ko defee ñu defee ko noonu rek sama gaañ yi li duuf ci nag bi xajul ci cin li Lat Samba Ndiaye lat gars yi doyalu leen mais damay julli ji quoi Serigne Daara yéen ñëpp maa ngi leen di ziar doyalu leen mais damay julli ji kon bu ko defee ñu defee ko noonu ñu dem julli ji ak jàmm ñaan yàlla mu wàcce ci réew mi jàmm ñu ñaan yàlla mu wàcce ci réew mi jàmm def ci sutura te Pape Alé Niang yàlla aar ko parce que bu dul loolu rek lii ñëwaat kenn xamul lu mu doon kon su ko defee ñu def noonu rek sama gaañ yi Mbaye Dogo Mbaye bravo maa ngi lay ziar bu bëri kon ñu def noonu daal ma tëj nag moom bi yoon su ko defee rek ñu def noonu ba am na leneen luy ñëw incha allah am na leneen luy ñëw Pastef ca kaw ca kanam vive les patriotes du Sénégal Babacar Courma mu may fàttali loolu waa dinaa dellusiwaat ci foofu noonu di wax Pastef ca kaw ca kanam vive les patriotes du Sénégal vive le président Ousmane Sonko vive tous les patriotes man maa leen di yëkkati seen loxo ci kaw di leen wan ne yéenay jàmbaar yéen a feeñal li nëbbu woon jaa ngeen jëf wa salaam jaa ngeen jëf